mais c'est une revue de presse. Alaaji Ahmed Aïdara. Bismillah. Tournée économique Macky Sall ba day am na ñum neexul tribune yéene kaay ne dama ne la Macky Sall kay doxantu la doon def doxantu maa la ko wax askan wi nga xam ne nag ñoo lorale kon ci Kër Massar gële waaw daal dina ñu indi li nag maanaam kon coono li nga xam ne moom la ñu dund sa doy na waar yéene kaay dee média gi ne dama ne la gis nga Macky Sall moomee waaw biir mbooloo mi nga xam ne kon moom la nekkoon ci diggante Fatick ak Kaffrine kaw la googee waaw loolu day naqari kon askanu Kër Massar goog ba seen bopp yëngu laa la wax dañoo traumatisé wu dëgg la te nag am na ci ay gox yoo xam ne ci Kër Massar googee waaw lu mel ni Alaaji Pa ndox maa ngi fa ba léegi ni la dee dama ne la fukki quartier ak juróom-ñeent moo fa am fukki quartier ak ñett yëpp ndox ma nga fa ba léegi nii laa la wax te gis nga unité 3 waaw ndox ma na mu meloon noonee la mel ba léegi ni la Pape Sarr bokk ca comité bi nga xam ne nag ñooy xeex wàllum inondation yi nee na Aly Ngouille Ndiaye daal moo ñu fi joxoon ñaari pompe laa la wax mbir mi doxul ngir wàccee suñu maire gi la woon de waaye tamit nax président de la république waaye nag man damaa jàpp ne gis nga Sénégal Ndiaye gi la ñaari Sénégal la laa la wax Sénégal boo xam ne fa la ndaanaan ya ne ndaataatal ak gundaat naat ak noos waay samba ak beneen Sénégal boo xam ne day fa la miskin yéeg baa doolay nekk nag laa la wax pauvre yi waaw lii kenn mësu koo gis Pape Sarr yamu ca parce que waaye Kër Massar gi nee na waaye nag danañu régg de parce que danañoo wàcc ci mbedd mi laa la wax barke yu nit bi Ibra Sarr ànd suqali Kër Massar ci tribune yéene kaay waaw nee na gis nga bi fii génnee sinistré kon di leen yóbbu waaw gis naa fa suñuy papa ak suñuy yaay yoo xam ni kon dañ doon jooy comme ay xale nag laa la wax allahu akbar boog soob li ne opération Fendi bi day gouverneur Ndakaaru Ndiaye Jël Joob waaw la mu xamle toll na ci juróom-ñaari junni ak ñetti téeméer ci ay sinistré laa la wax Walf Fadjri ne dëgg la ñi nga xam ne ñoom ñoo loru la ci mbënd mi la ëpp nañu juróom-ñaari junni allahu akbar la ilaha illallah évidence yéene kaay ne Mamadou Massaly day waaw ma ngay dimbali nag ñi nga xam ne kon maanaam dañoo loru la ci diwaanu Thiès ka la benn jëkk ñaari gaar Dakar Times ne gis nga Covid ci la corona gi waaw dama ne la moo tax plan Orsec bi kale mardi kali waaw gouverneur Ndakaaru Ndiaye Jël Joob daal dinay xam ne loolu tolloo ñetti téeméer ci ay millions la ñu fas yéene financé ci opération Fendi gi ngir dëkk bi mën a waaw ci plan Orsec bi te gis nga 2012 gouvernement bi dong génnee woon na 3,970 milliards la ilaha illallah askan wi nga xam ne ñoom ñoo ci def seen xaalis nag ñetti milliards ak genn wàllu kon génnee woon nañ ko 2012 laa la wax waaye gis nga ren ji la ñetti téeméeri millions 300 allahu akbar laas ne mbooloo mi nga xam ne nag ñoo wër kon président Macky Sall barki dee mboo Ndiaye waaw Moustapha Diakhaté nee na ñàkk bëgg sa réew daal la feeñ foofee ak des civisme la léegi nag la ñuy wax ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye mooy lépp loo xam ne kon tere woon nañ ko askan wi la loolee moom lañ ko dindi askan wi ci boppam kon nañ leen bàyyi ñu def lu leen neex waay samba waaw parce que président Macky Sall kon li mu def ni lee ay manquement ak ay errement yu garaaw a garaaw la laa la wax ba tax na lépp lu xeetoo woon ak ay tere di mbirum arrêté ak yooyee ministre bi na ko dindi man Moustapha Diakhaté man maa ko wax nawetaan yeeg yëpp nañ leen ko organiser ubbiwaat stade yi gars yi nañ dem ca làmb ja championnat yi waxi noppi salle de spectacle yi pecc mi na dooraat pecc ma kay ministre de l'intérieur nee na dooraat na samba neex Moustapha Diakhaté yamu ca téetée parce que nee na ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr waaw na bàyyi xaalis sa askan wi muy yàq di ko def ci ay mbirum publicité naan nañ leen respecté ay mesures barrières ñang patiti patata Le Soleil yéene kaay glace deuxième phase du PUDC ba téeméer ak juróom fukk ci ay milliards daal dinay génn ci ñetti téeméer Tribune yéene kaay ne waaye waxum politicien lan la jarati ci mim réew est-ce que jar naa door sa doom déedéet yow politicien yoo xam ne mën nañoo waccu léegi lekkat wax lu dul dëgg yéene kaay dee média gi ne waaye réew est-ce que mën nañ koo yor ci ay naxaate ay wax ay kàcce ki fen looloo jar a laaj parce que yow suñu politiciens yi tey yi lée safuñu yàpp safuñu jën laa la wax bu ñu xonqee tey bañ ne nii bu subaa ñu ñuul ko loolee nag mooy bita gaz di dagg xolu askan wi laa la wax xoolal ma ay nit yoo xam ni kon dañoo jege président Macky Sall mi la bëgg a daganal ne troisième mandat bi laa lay wax nii dagan na doy na waar waaye yow loolee buñ ko waxoon ca jamonoy Abdoulaye Wade nag te loolee teewul woon Macky Sall mi nga xam ne ab opposant la woon day nekk tey président daa xeex ak Abdoulaye Wade ci troisième mandat ba ne bu bëggee def forcing jaay doole waaw danañu ko fekk ca biir palais ba laa la wax Cheikh Gueye ci laas waaw nee na Macky Sall bis bu bëggee forcer troisième mandat bi la dana daal réew mi te dana fi tuur dere tamit mar di taali ilaha illallah akay Abdoulaye Mamadou Guissé ci Vox Populi waaw nee na yéen a ko dal de xanaa xamoon leen ne Macky Sall départ am lay préparé nii la de waaye waajalul sax yor réew mi Macky Sall dafa lajj li mu war a def nag mooy tekki ndomba tànkam laa la wax Abdoulaye Mamadou Guissé ne maa leen wax li le Macky Sall kàddoom ci boppam moo amul valeur lépp lum la wax lu dul dama nomarem fay ba dof Macky waxu la dara lum la wax lu dul loolee waxu la lu am du samay kàddu Mamadou Abdoulaye Guissé mooy wax Sud Quotidien de la mu wax waaw nee na politiciens yi dooraa nañu kon activité de dëgg la enquête yéene kaay ne rentrée politique du parti démocratique sénégalais day waaw dañoo mel ni kuy soox de PDS ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa jugee ñëpp PDS problème mu leader yoo xam ne dana jaay seen projet bu bees bi lée Ibrahima Bakhoum nee na gis nga PDS bii karkanam ya fa nekk bariwul de professeur Abdourahmane Thiam UGB nee na gis nga auto politique bi lée xëccoo la de te loolu PDS mënu cee rëcc critique yéene kaay ne
ne en tout cas Macky Sall day ma ngay manœuvre de présidentielle 2024 waaw waaye Idrissa Seck tamit mi ngi am ñu muy waxtaanal ak defi sondage ngir xool nan lay joxe Macky Sall mu jóge le témoin yéene kaay ne ajaar élection locale yi day waa société civile bi day waaw nee nañ du ci dal déedéet Birahim Seck forum civil day nee na xam nga élus locaux yi lay jeexal mandat ba pare nga leen di yokkalaat ci lu jaarul yoon looloo fi war a jógee mun Ndiaye Cissé nee na dañoo war a respecté calendrier électoral bi de même bu dee mënta nekk ci weeru mars gi la bu ngeen 2021 bi Amadou Sène nga nee na amal élection locale yi ca waxtu woom war a am ma sa nekk farata wu nguur gi Le Quotidien yéene kaay ne wàllu magistrature ba day waaw ginnaaw nag bañ ko dégloo ca inspection générale de l'administration de la justice Souleymane Teliko ña ngi koy xaar nag ca conseil de discipline ba ca yàlla évidence yéene kaay ne waajaayu màggal gu mag gi ca Touba waaw groupe Ecotra bi la soobu nañu ci liggéeyu sëñ ba de dama ne la Abdoulaye Sylla waaw dafa déplacé quartier général am laa lay wax nii ca Touba Mbacké googe exclusive yéene kaay ne administration foncière ak domaniale gi la mbir am na ab directeur ca direction générale des impôts domaine waaw fanweer ak juróom ci ay millions lañ ni tingaañ way Samba ba nuppi remboursé am beneen responsable cadastre bu nekk ca Guédiawaye gae ma nga ca dil wa te ñoom ñëpp APR lañ ne te ñoom ñëpp ña nga woon ca service fiscaux wu Rufisque gae ca jamono yuy musiba mbaa ba kumba bi di am source ané transport personnel hôtel King Fahd Palace waaw Dakar dem dikk day daal dinay faxati nag ay bisam nangu na ko wax soob li ne Pape Massata Diack day lakk na daay gi laa la wax yekk na lu mel ni xamee justice su France gala ak ñi yàq njabootu Diack yi Pape Massata Diack nee na Père Lamine Diack bis bu waxee CIO bi day explosé laa la wax allahu akbar Pape Massata Diack ne nguuru Sénégal gi waaw dafa war na porter plainte nag kii di justice su France loolooy dëgg de waaye justice su Sénégal nag ak lu mu porter plainte justice su France gale te porter plainte wul ñu yor suñu pétrole bii dama ne la juum na parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjë Zik FM juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum démb day Mame Diarra Fam dañu ko jëloon en direct ci journalu Sen TV ci xibaar yu 20h yi la mu wax day nee na daan neexul njabooti maire ba Pam Ndiambé Dieng ñu daal di ñëw song ko bari sañ-sañ gestion inondation yi ak itam gouvernement bi fi mu ci toll Thierno Bocoum joxe na ci xalaatam ak i proposition démb moo nekkoon ganu seen show dinañ ci dellu soit lettre circulaire bu bàyyi ko ci procureur général tënk rek ci ñu dakkal fitna yi ñuy def nit ñi ci commissariat yi ak brigade yi surtout ci jamonoy audition yi ndax yëf yaa ngay gën di persister rek lu ñu war a dakkal la njiital Amnesty Seydi Gassama rafetlu boobu la jéego xibaaru sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéene kaay yàlla Ahmed Aïdara. Voici Trafic News. waa trafic salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj. Baye Alé borom dëkk bi naka situation dëkk bi. voilà merci beaucoup naa di wax ne rek ñi nga xam ne ñoo choisir la route nationale joxe ko nag fi nga xam ne moo nekk si Kambaaw jàmm gën Diacksao bu ngeen ko dépassé Tabatiawoon ngeen jëm jàpp poste Thiaroye foofu la yéex na lool laata rek ngeen dépassé rond-point poste Thiaroye même situation aussi pour ñi nga xam ne ñoo génnee côté centre Chakirac jaaxee ko marché Thiaroye foofu la aussi xat na lool laata rek ngeen dépassé marché bi wante bu ngeen dépassé marché bi nag amatul jafe-jafe mun ngeen di progresser tranquille bu dee aussi rond-point Sip moom aucune difficulté à signaler maanaam amul benn jafe-jafe daf na yàmbalang ak bu leen neex rek donc mun ngeen fi jaaxee daal di wéy seen circulation surtout ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko ginnaaw raay Pikine wala sax ngeen choisir yoonu Yaraax bi foofu la aussi pas trop de complications à signaler si accès boobu la élage. salaamaaleykum ñu daal di doore xibaar yeeg ñetti nit yu am ay gaañu yu metti ci bilangub affrontement ak maa tey gu am démb ndax nee na ñu féeteeg maire boobee ci jàmm gën tudd Pape Ndiambé Dieng ñu ànd ak moom daal dañu ni ginnaaw Mame Diarra Fam bi ko Alassane Balde jëlee en direct ci xibaar commenté yi am 20h ci Sen TV muy wane canal ba mu toog ak salte ga gox ba salte xam naa maire ba da caa deful dara loolaa ko metti daal di àndandoo ki gaayam ñu ñëw song ko mu daal di fay sabab ak xeexoon ak gu doy waar goo xam ne am na ci ñaami gaañu ba yëf yi sottee rek la Nanko Bakayoko daal di woo Mame Diarra Fam ni ko lu xew lii la tontu. fait appel au président Macky Sall ci coono bi nga xamante ne moom moo am ci ginnaaw raay noonu mu jàll direct ci Sen TV ma jóge fa dem sama kër maire bi yabal ay nervi sama biir kër ñu agressé ma man ak xale yu nekkoon sama kër yëpp gaañ ma fan la ñu mës a fekkee député bu amul droit taxaw waxal sénégalais ñaari conseillers municipaux contractuels fekk ma ba sama biir kër agressé ma man parlementaire la lii duma ko bàyyi mu sedd que justice soit faite. daa ñaaw de lool sax lool te la fit la wuy wane ak xejji nag te kenn amul benn sañ-sañ ci wàll boobule
ñu ngi xool nag ba xam waa mairie baa def loolee wala déet buñ ko defee lu graaw lay doon te it nag duñ ko bàyyi mukk mu seddee noone ndax ñun ñii ñoo ko fekki woon jël ko en direct waaw bu yeboo nag kon ñu teg toqsi te jël kur gi xam ni ñu ngi soog a commencé dëbb nokkos nag gestion inondation bi sax ci la ñuy des nag na bu ci gouvernement bi lajjee sax ñu wax ko sàkka ab maire en tout cas Thierno Bocoum joxe na ci xalaatam ci li nga xam ni mooy cooxe gi nga xam ni am na ci moom Thierno Bocoum moo nekkoon ganu seen show ni ki dem mu ñu teewlu ay kàddoom ak Ndeye Dime Ndaw gis nañ ne absence de volonté politique am na si. yu jëm si loi de règlement yi maanaam loi la yoo xamante ne dinañ xam état d'exécution yi projet yoo xam ne defoon nañ ko ak xaalis bu ñu si dugal. ñoom si seen bopp nee nañ defuñu si lu mat 200 milliards. te tey ñu ngi si 8 ans. donc mbënd su amee fenn warul bett kenn musul xalaat ne benn bés dinañ jël lu mel ni assemblée nationale jël lu mel ni ay députés yi nga xamante ne c'est des représentants du peuple mobiliser leen pour ñu def liggéey boo xam ne rapport bi dañ koy jël jox ko président de la république. donc loolu lu ñu ñaawlu la luy violer principe de la séparation du pouvoir la. mu nekk Thierno Bocoum joxe na itam xalaatam ci dàq yu bëri yi ñuy dàq élection locale yi jàpp na ni lu mën di am waruñoo dàq élection yi dafa war a am nañ ko déglu. opposition bi moom à chaque fois que problème am gëm nañ ne dinañ trouver mécanisme yi war a mën a tax ñu régler ko moo tax lu jëm ci mbirum élection locale yi problème bu sérieux la mënuñu continuer di ko delloo ginnaaw di ko yóbbu di ko dàq il faut que ñu tenir ko parce que nag du mbirum rek classe politique mbirum population yi la population yi ci boppam ñoom ñoo tànn ay nit ci benn app donc waruñu continuer à travers des décisions yu am entre kujje gi nguur gi ñu jël ay décisions yoo xamante day engagé en même temps population yi loolu dañ ko war a éviter. nekkat yi bàyyi ko ci Thierno Bocoum ki nga xam ne mooy procureur général daal di bu cour d'appel bu Dakar ci benn lettre circulaire boo xamante ni bii daal di nay tas mu daal di sàkku ngir ñu def enquête ci li nga xam ni moo tënk rek ci police ak itam bu ñu tegee loxo ay nit yenn saa yi jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel ci kanam way takk der yi wax ji dafa persister saa su ne ba tax mu sàkku ñu def ci ab enquête ndax ci jamono jooji nit ki soxlawul kuy jalgati àqam ak wareefam ak yelleefam ba tax ci wàllu boobee xalaatees na nag mu am ay coppiteef yoo xam ni dana ko indi kon ci nit ki bu toogatee ci kanam way takk der yi tënk ci wàllu enquête ak yu mel noonu. Fatmata Diop moo ñu toppal xibaar boobu. procureur général près la cour d'appel bu Dakar génne na ab bataaxal ci biir bataaxal bi nag mu ngi rek dànqaafu ñi nga xamante ne ñoo di officier de police judiciaire yi nga xamante ne ñoo rattaché wu ci moom surtout ci wàllu traitement pénal yu dossier civil maanaam dossier famille wala commercial ci lu ñu mel nag mettitlu na yenn doxalin bu officier ak agent police judiciaire bi le procureur bi nag di leen fàttali ne bépp litige boo xamante ne ci wàllub famille la wala commercial ñu indi ko ci kanamu commissariat de police yi wala brigade gendarmerie yi yenn saay dañuy nemmeeku ne askan wi dañ fay toog ñu baleen fa ay waxtu yu baree bari lu ñu mel nag mu jàpp ne ay abus la te it war nañ ko dakkal te mën naa indi boo moyul réaction yoo xamante ne day jukkee ci askan wi ba mën naa indi ay trouble à l'ordre public naka noonu ñu indi xar kanam bu ñaaw ci institut judiciaire bi de ngir moytandiku lu ñu mel surtout nag ci wàllu jàpp arbitraire yi le ci biir lieu de privation de liberté yi moom mu ngi sàkku rek ngir ñu xam fan la ñu war a yem seeni ay lim lañu moom te it yem ca la nga xamante ne moom moo di lekk traité wàllu litige ci wàllu famille yi wala commercial bu fekkee ne askan wi indi nañ fa seeni ay jafe-jafe. Fatmata Diop en tout cas dogal boobee waa Amnesty International section bu Sénégal dañu ko rafetlu lool Seydi Gassama ni jéego bu am solo la ci wàllu droit de l'homme ci Sénégal ñu teewluy kàddoom. am na yoo xam ne du liggéeyu officier de police judiciaire nga yoral ma bor ma dem police ñu wala téye la foofu pour nga ñëw fay ma sa xaalis balaa ñu may bay yooyu di seen liggéey wala boog yu am yeneen problème yu mel ni ay problème ci biir famille nga dem police ñu jàpp nit ki tëj ko ci biir yoon xalaat ne mun ñoom ñëpp war a régler loolu di seen liggéey loolu vraiment précision bu am solo ma wax ne même pour les affaires pénales comme ñi nga xam ne moo xewoon Kaolack nit ki amuñu droit jàpp ko di koy toroxal que loolu bokkul ci liggéey bi nga xam ne moom lañ leen santaane ñu wax ne tamit yeneen procureur ñu nekk Kaolack Saint-Louis Ziguinchor ak Thiès ak fépp am cour d'appel ñu mën a def su même genre de rappel. déclaration bu département bu état bu Amérique ci climat bi nga xamante ni bii xëy na mun na metti lool ci atum 2020 fii ci Sénégal nga xamante ni bii mun naa sabab ay environnement yu jagadi lool loolu nag tax na ñu daal di nag war a xoolaat bu baax
ci li nga xamante ni bii moom mooy suñu ngàbbin ci wàllu koom-koom ndax dañoo gis ni daal Sénégal daanaka dafa am côté gu mu féete ci wàllu discrimination bu doy waar ci wàllu climat des affaires maanaam daal dafa mel ni koom-koom geek li am ci Sénégal dafa am rek ñu koy pàccoo séddoo ko féetewoo ko moom ko ñoom seen ak njaboot fàtte ñeneen te loolee corruption daf koy sabab ak yeneen ak yeneen yoo xam ni daanaka boo ko xoolee bu ci cëppaandaw ja rapport bu ànd ak gàcce la ñeel suñu réew Safietou Ba Ndiaye. ci rapport am bi mu fësal département américain bi rafetlu ñàkk discrimination suñuy créer entreprise waaye itam li code des investissements jébbale yenn avantages yi tax rek ba ñu yokk investissement étranger yi boobu les rapport di fàttali itam li ñu taxawal OFNAC nga xamante ne mbébét bi moo di rek xeex lépp lu jëm ci wàllum corruption donte nag taxawal nañ loolu lépp teewul am na ay jéego yu gouvernement bu Sénégal war a def ñeel xeex corruption bi ñu jàpp ne dafa faible loolu ndax yenn ci ay hauts fonctionnaires yu administration wu njiitu réew Macky Sall dañ leen a tudd ci mbirum guerre États-Unis nag di conseiller ñi nga xamante ne rek ñoo di ay entreprises yi nekk fii wala sax ay investisseurs américains ñu développer ay programmes yu efficace ngir rek mën a mucc ci lu ne mel li ñeel wàllum yoon rapport bi di fàttali ne exécutif day faral di exercer influence am rawatina ci affaire pénale yoo xamante ne fa am solo loolu bi le rapport di fësal itam ni liggéeyu xale yi dafa nekk ba léegi problème fii ci réew mi rawatina ci secteur informel bi ak exploitation minière tabax beek dem beek dikk bi waaye itam liggéeyu kër ak mbay meek pêche bi nga xamante ne appliqué wu ñu fa bu baax charte réglementation liggéey bi. Safietou Ba Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal màggalu Touba gaa ngi dëgmal si Sénégal dafa nekk ci jamonoy mbas waaye lépp luy ay motuwaay jël nañu ko ànd ceeg ay ndaw yi takk farlu te am xam-xam lal ko ci ndigalal xalif bi ngir ñu mën a taxawu ñiy dem foofu ci Touba ba du ñu jànkuwanteeg benn gàllankoor. Abdoulaye Diagne. màggal gu mag gi ñu koy waajal ci jamono joo xame ne mbas mi sonal na lool askan wi noonu yi sax xalifa général des mourides taxawal ab kuréel guy saytu lu ni mel Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moo jotee commission communication ak culture bu comité d'organisation bu grand màggal bu Touba. kuréel gi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ngir ñuy jàppale comité d'organisation bi ci tawat yi nga xamante ne bi su màggal Touba ñëwee léeg-léeg muy feeñ te muy tawat yoo xam ne yu wàllate la te ren ji mu daje ak li nga xamante ni mooy Covid-19. toftal ca ne seen liggéey weesuwul xeltu ba mën a génne loo xam ne dana mën a indi ak fegu ci feebar bile. suñu rôle c'est stratégique maanaam du pour ren rek loolu moom lu jar a comprendre la Covid bi rek taxul mu jóg ren nag Covid bi ci suñu principale mission la bokk. Abdoulaye Diagne Touba Zik FM. Abdoulaye Diagne ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre at mu ne àdduna bi daf koy feetale bis bi ñu jagleel wàllu jàmm ca Casamance. organisation yu boot ay jigéen foofee ca Casamance gën a feddaliwaat seen woote jëmale ko ci état bu Sénégal ak MFDC ngir ñu toog ci table négociation bu sérieuse ngir mën a trouver solution am jàmm définitive foofee ci diwaanu Casamance ñu fekki fa Abdourahmane Diallo. façonner la paix ensemble loolooy thème bu ñu jagleel bés bu ñu màggal jàmm ji ci àdduna wërngël këpp màggal bu bés bile mi nga xamante ne amal nañ ko tey ci Ziguinchor dajale na ay jigéen yu jógee ca mim réew ca Gambie ak it ca Guinée Bissau. 21 septembre bu nekk dañuy oote population bi continuer suñu sensibilisation respecter lu Nations Unies wax ne tey mooy 21 septembre. màggal bu bés bile doonoon ab occasion bu mag a mag ngir plateforme des femmes pour la paix en Casamance ñu xëyma liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ci terrain bi ci fukki at yi ñu weesu Ndeye Marie Thiam Diédhiou di présidentam. ñun jigéen ñi bokk nañu ci ñoo xam ne liggéey nañu pour que jàmm dem ci biir Casamance liggéey nañu pour que population yi mën a dellu ci seen gox mais dellu mi am na ay problème mais yaakaar ne loolu yëpp dinañ ko defaraat. naam sa ci Casamance ñu ngi dund ab tekkaaral bu am solo waaye jigéen nga xamante ne ñoom ñoo yeewoo fii ci bëtu Saalum réew mi di woo gouvernement bu Sénégal ak mouvement des forces démocratiques bu Casamance ci ay négociations yu sérieuses yi nga xamante ne dina mujj ci ab signature de cessez-le-feu. Abdourahmane Diallo Ziguinchor Zik FM. Abdourahmane Diallo Mali. nguur gaa ngi aw ci yoonam ndànk ngir delluwaat ci loxoy civil yi ndax nommé nañu kii di Ba Ndaw mu nekk président transition ba ni ki itam colonel Assimi Goïta mu nekk vice président ba fisale guñu nag turu premier ministre bu foofee waaye mu ngi commencé jël forme boo xam ni dal na xelu démocrate yi Fatou Mbaye Diop. ginnaaw ab coup d'état ca Mali defuñu lu dul benn weer ngir ñu amal ab gouvernement de transition ñu tabb ko
njiit li di ki fi nekkoon ministre de la défense Bandaw moom mi le nag doon président de transition bu Mali ki ko désigné nag doon comité bi nga xam ne nag junte bi moom moo ko daal di teg tey it colonel chef bu junte bi di Assimi Goïta moom moo doon vice président bi lee di colonel major Bandaw am lu tollu ci juróom-ñaar fukki at ngeen mën cee déggee ne jot naa jël retraite am annonce bi nag mi ngi am jamono ji nga xamante ne nag am na ay xiiroo ki ngaayoo ci diggante malien yi ci kan mooy doon président de transition dafay doon militaire wala civil waaye tamit ci pression bu jógee ci communauté des États d'Afrique de l'Ouest ngir nag ne junte bi ne désigné ab personnalité civile waaye bi les junte ñoom daal di koy defee neneen ñoom ñu tabb ab président boo xam ne ancien militaire la li ci mënti am moom mi li nag mooy doon njiitu bu réew mi fi wax ay weer laata rek ñuy amal ay élection yoo xam ne dañuy tabb ab civil cérémonie de prestation de serment bi dina am ci àjjuma ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre. Voici Trafic News. Baye Allé foo féete. waa El Hadj sànq rek jaar nañu bunt Pikine foofu nag amul tey jii amul benn jafe-jafe malgré travaux yi nga xam ne ñu ngi koy def sur la route nationale ba tax na déviation bi foofu la tey jii ça circule tranquille seulement rek laata ngeen di dépassé ñaari rond point yi nga xam ne moom la ñu créé foofu la ci bunt Pikine moo xaw a yeew tuuti bi ko dépassé nag rond point Labal Fall directement ngeen jëm foofu la am na quelques lenteurs télévision la ñu woto yi nga xam ne ñooy génne du côté de Guédiawaye jaxe ko technopole bi ak ñi nga xam ne ñooy bàyyi ko sur la déviation ñoom ñëpp ñoo fay dajee si bu dee nag sur les deux bords Labal Fall mais foofu la moom donc ça circule au ralenti rond point terrasse moom c'est complètement dégagé donc bu ngeen ko dépassé na am ngeen deux soit rek ngeen jël la route nationale wala sax ngeen jël le péage foofu la moom c'est complètement dégagé El Hadj. Actu Sport. tàggat yaram dañu ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. ñu wax ci mercato bi ah. waaw mercato ak gaynde ak Sénégal yi comme nag fan yëpp ñoo ngi ko doon wax waaye nag dafa mel ni tey nag la lépp fas yéene leer ci nag demuk Edouard Mendy foofu ca Chelsea. Edouard Mendy nekkoon gardien bu Rennes tingi tey nag la war a amal lu jëm nag ci wàllum visite médicale am foofu ca Düsseldorf ca Allemagne ñu jàpp ne nag kon ab accord dox na ci diggante Rennes ak ñi di waa Chelsea transfert bi nag fas yéene toll ci 24 millions d'euros ak bonus lu toll ci juróom benn million bonus ngir nag ñu yokk ci contrat ko kii di Edouard Mendy mu fas yéene dem foofu nag ca Chelsea kon ñu jàpp ne Edouard Mendy dafa dem nag ngir concurrencer beneen gardien espagnol bu nekk foofu ca Chelsea di Kepa moom mi nga xam ne nag Chelsea ñoo ngi ko jëndee woon lu toll ci 80 millions d'euros waaye ñu seetlu nag daaw ak ren jile am na nag ay contre performance yu gardien espagnol boobule kon Edouard Mendy El Hadj bu signé foofu ca Chelsea moo nar a nekk ñetteelu sénégalais bu fa jot a football gannaaw Demba Ba ak kii di Papi Djila Bodji waaye nag ren fu mu toll nii moo ngi xalaat ngir remplacer ko te beneen doomu sénégalais la teg gët muy nag kii di Alfred Gomis nekk foofu ca Dijon ba tey ñu wax ci mercato Lyon yi Ismaïla Sarr tamit mu mel ni déggoo dox na nag ci digganteem ak ñii di waa Liverpool di fàttali nag Ismaïla Sarr ñi kii nag ren ji la clubam daaw sax la clubam wàcc foofu ca championship di Watford moom mi leen nag benn at rek la fa def ñu jàpp ne nag transfert bi boo muyul dina dox ci diggante 35 millions d'euros wala 40 millions d'euros ci diggante Liverpool ak équipe bii di Watford. ñu wax léegi ci résultat ak programme championnat européen. ni ki démb Aston Villa lu jëm nag ci wàllum championnat bu Angleterre moom dafa daan équipe bi di Sheffield United benn bal ci dara Manchester City moom dafa dem foofu ca Wolverhampton daan leen ñetti bal ci benn kon ñu jàpp ne nag ñaareelu bëccëg bu championnat bu Angleterre ab record lañ ci nemmeeku ndax dugal nañ ci lu toll ci 44 buts mu nekk nag ab record boo xam ne gannaaw ba ñu taxawalee foofu ca Premier League bi ci atum 1992 kon record bu ci gënoon yees sax ci atum 2011 la woon ñu dugaloon nag ci ab journée 43 buts tey jile ba tey foofu tam ci Italie ni ki démb nag Zlatan Ibrahimovic moo tax ba AS Milan am ndam ci kaw Bologne ñaari bal ci dara loolu nag mooy bëccëg bu njëkk jëm ci Serie A ni ki tey nag ñetteelu tour bu League Cup foofu ci Angleterre 17h Leyton Orient nekk ab équipe bu nekk ci D4 bi moo fas yéene dalal ñii di waa Tottenham juróom-benn waxtu 18h Newport County moom ak Watford lay doon West Bromwich moom dina dalal ñii di waa Brentford beneen équipe tamit 18h30 West Ham ak Hull City lay doon 19h15 minutes ci diggante Leyton D2 ak Manchester United la.
dañu wax léegi ci athlétisme. waaw athlétisme nag daanaka soo xoolee compétition yi gënoon mag ci at mi ñu nekk di 2020 dàq nañ ko nag ba 2021 li ko waral du lenn lu dul nag Covid 19 tax na Togo moom moo fas yéene nag dalal lii di championnat d'Afrique cross country Algérie moom dina dalal nag lu jëm ci wàllum championnat d'Afrique yi confédération africaine bu athlétisme confirmé tamit ni lu jëm ci circuit continental bu meeting boo xam ne ci benn fan lañ koy amal ci atum 2021 dinañ ko amal nag ci réew yi ci mel ni Éthiopie Djibouti Nigéria Kenya Afrique du Sud ak réew mi di Cameroun démb nag tamit lii di conseil d'administration bu confédération africaine bu football fas yéene nag taxawal ab stratégie ngir nag gën a mën a suqali lu jëm ci wàllum athlétisme bu Afrique ñu jàpp ko nag ci ab plan bu ñu dippee plan 2021-2025 Hadj Mansour fii la ñuy ndax keppe lu jëm